tey jile yëglekaay yi li ñu xëy ak Chérif Dia Chérif ginnaaw ba ma la nuyuwaatee ñu dooree ko ak l'observateur. soxna naata xibaar bi ñu ngi muy xar xanam yu ñu xàmmee Déthié Fall Mame Diarra Fam ba ci Ahmed Aïdara kon ñu daal di leen di féexal ñu ñibbi seen kër. journal bi ñëw ci détail yu seen procès yi amoon fii ci Ndakaaru ak ci tribunal bu Guédiawaye la tax kon ñu bàyyi leen ak verdict ba ak ñan toppoon ci participation à une manifestation non autorisée mi ngi ci xëtu yéenekaay bi ci jamono jooju am na ko ci àddu muy Amadou Ba nekkoon fi ministre des finances moom mi nga xamante ni coordonnateur kon Benno Bokk Yaakaar la génn na kon ci pataaral gi nee na manifestation opposition beeg ñi ñàkk seen ba nag élection législative yi Benno Bokk Yaakaar bilan wu régime bi gis nga ko digganteem ak Macky Sall moom mi kon di Amadou Ba àdduna ci nekkoon ci liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar ca jamono jooju gis nga ko moom Macky Sall mi ngi rek ànd ak Joe Biden ak chancelier bu Allemagne nekk kon ci sommet bu G7 ñëw na kon ci wàllu climat énergie résilience économique sociale sécurité alimentaire G20 yi nga xamante daal gis nga ko rek moom président Macky Sall ak Union africaine lim ci plaidé mi ngi ci xëtu boobee yéenekaay ca jamono jooju mbiram xew-xewu jamono journal bi gis nga ko def na benn dossier boo xamante ni rek ñëwaat na ci gone yi nga xamante ni daanaka ay jànq lan teel a am doom naka lañ koy dundee am na ci koo xamante gis nga ko Alima moom nee na nin ko doon xaseek di ko ŋàññi daal taxoon na sax mu bëgg xaru moom gone gi ci jamono jooju ba léegi ci manifestation yi gis nga ko mbir bi ñu fi doon amal mbiram concert de casserole Mohamed Thiam mi ñaar fukki at ak ñett la am moom nag gis nga ko ñëwaat na ci agression bi ñu ko agressé ndax moom étudiant la bokk ci Pastef daanaka juróom-ñetti yoon jam nañ koo paaka moom ci tànk bi gis nga ko ba nee na kon dina plainte porte plainte ñëwaat na ci digganteem ak directeur bu COUD. ñu jàll ci enquête fii nag gis nga ko muy prison bi duñ ko waxante nag gis nga ko leen fa yóbbu ay opposant bari na trop ma nga nekk ci Sébikotane moo ni Ahmed Aïdara par exemple fa leen ko dencoon ba sax gis nga ko ñoom Déthié Fall ak Mame Diarra Fam yi nga xamante ne mi seeni procès fortune diverse bi ñëw na ci Assane Diouf dencoon nañ ko fa ki nga xamante ne mooy Guy Marius Sagna ñoom ñëpp gis nga ko denc nañ leen fa li nga xamante ni rek moom mooy prison bu Sébikotane un agent de la direction de l'administration pénitentiaire gis nga ko rek nee na on est loin de la surpopulation dafa mel ni kon moo gën kaso Rebeuss ak camp pénal ci wàllu gën a feex et puis tamit gis nga ko enseignant ak IEF bi nga xamante daal mooy institut français bu jëm ci wàllu langue étrangère yu demel ak rectorat ba dafa mel ni ba léegi gaa yi ngi ci xeex ba jëm ci wàllu yoon et puis tamit navire bi nga xamante ni ab pirogue la nekk ab chinois moom moo rek daal di mbëkk benn pirogue boo xamante ne lu toll ci ñaari nit ñàkk nañ seen bakkan muy loo xamante ni journal Le Témoin mooy ñëwaat na ci sànq. ñëw jàll ci Le Quotidien. ñëw rek ci li nga xamante ni mooy sursis en marche la ko daal di tuddee Ahmed Aïdara Déthié Fall condamné leen mais libre ndax dañoo nekk ca sursis Mame Diarra Fam moom ñu daal di koy bàyyi mu daal di ñibbi ca këram gis nga ko lii nag la xew ca Mélia grosse vague d'indignation maanaam daal ñi méttitlu la marocain yeeg policiers yi teg ñi nga xamante ni yooyu migrant ba lu ëpp ñaar fukk ñàkk seen bakkan journal bi daal na ci ñëw depuis Macky Sall ca sommet G7 ba gis nga ko l'Union africaine obtient kon son ticket d'entrée au G20 maanaam G20 maintenant dina am Union africaine ñu leen fa daal di teewal muy loo xamante ni Macky moom moo def plaidoyer bi. ñu dem ci beneen muy Source A. waaw gis nga ko rek muy loo xamante ni métti na benn adolescent la boo xamante ni gis nga ko ci 17 juin manifestation nga xamante ne ci wàllu rek hôpital Dantec ak yu ni mel daal option finale procureur bi daal dinañ ci ñëwaat gis nga ko autorisation inhumée après rek gis nga ko mooy ki nga xamante ne rek ci wetu Massalikul Jinaan kon la daal di tàkkee woon journal bi daal dina jëwaay puis tamit procès Ahmed Aïdara Déthié Fall Mame Diarra Fam ak gars yi mel ni kon gars yaa ngi niiyee yenn saa yi sax mu xawoon naa métti yenn saa yi ñu dalal mbir yi ba finalement bàyyi na leen ñu daal di ñibbi seen kër. ñu jàll ci Soleil. photo baa ngi nii Macky Sall ak Joe Biden nag le chancelier allemand ñëw kon ci sommet G7 bi nga xamante ni kon mu ngay am fële ca Malmö et puis tamit moom président Macky Sall président de l'Union africaine kon face aux dirigeants du G7 kon ñëwaat na rek ci plaidoyer bi nga xam def na ko am na ci 8 thèmes yoo xamante ni abordé nañ ko ca moomee ndaje bokk na ci wàllu climat énergie sécurité alimentaire équité genre gouvernance mondiale ba ci santé ak résilience économique ak résilience sociale bu ñu sukkandikoo ci journal Le Soleil. Libération moom xëyee lan. lu doy waar la muy loo xamante ne gis nga ko Caaroy sur Mer la mais muy Caaroy géej benn tout tànk jënq la bu jigéen fukki at ak ñeent la am moom daal daanaka esclave sexuel la ko ay njabootam daal di transformé papam da daa egg ba ci kawam moom gone gi du loolu rek am na doomu nijaayam boo xamante ne gis nga ko naka noonu papa ji nag am na juróom-benn fukki at ak juróom gis nga ko moom daanaka rek lu bëri daal def nañ ko lu ni mel nee na sax papa ji gis nga ko yenn saa yi mu daan seetaan ay film porno ci teewaayu gone gi ci teewaayu yaayam yaay ji nag gis nga ko rek
rek refusé na daal di rek confirmer li nga xamante ni kon moom mooy egg gi nga xamante ni bàyyi ji doon ko egg ci kanaw doom ji wante ne lu ci mën a am daal gis nga ko rek bis bu ëmbee tamit dina bàyyi ji moom loxoom du ci génn loolu yaay jee ko wax et puis tamit sëñ Guèye mi nga xamante ni mooy papa ji gis nga ko rek nee na njaboot Guèye complot rawatina comme njabootu soxnaam pour yàq deram ak yu ni mel examen médical bi moom gars yi def nañ ko daal lépp daal yoonoo mu nga jëm ci tànki baay ji nga xam ne jàpp na ni moom moo def lu ni mel et puis gis nga ko muy prévenir nga xamante daal dinañ leen libéré ñoom Guy Marius Sagna ak yu ni mel reprise Barça wala Barça gis nga ko embarcation boo xamante daal gis nga tàkk na ci large Kafountine ba am na ko ci ñàkk ba kanam. tribune Chérif. tribune muy Bougane Gueye Dany borom journal bi ak Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides bi ko dalal ba ci sax ñoom Fadel Barro démb kon lañ doon amal rek tukki nemmeeku ca Touba dem nañ fa daal di fa jébaane kii di Macky Sall moom jàpp na ni gis nga Macky Sall tyran bu mag la et puis tamit plusieurs cordes yoo xamante ne à son arc ñëw na ci médiation xalif général des Mourides bu mu daal di sollicité Fadel Barro gis nga ko ay témoignages yoo xamante ni ñoom mooy politique yi def nañ ko ci jamono jooju journal bi ñëwaat na ci libération Déthié Fall Mame Diarra Fam ak Ahmed Aïdara. Walf Quotidien moom. ba léegi nag Macky Sall ni muy doxale ak kujjeem gi jëm ci wàllu arrestation emprisonnement opposant Macky Sall gis nga ko l'art de créer ses adversaires dafa mel ni daal gars yi moom moo leen di créer ndax buzz bi mu leen di jox bu leen arrêté ak yu ni mel ba gars yi victimisé wu journal bi def na ci benn dossier ñëw ci manifestation également bu 17 juin bi passé fortune diverse kon pour waa Yewwi Askan Wi Ahmed Aïdara gis nga ko libre Déthié Fall également ak Mame Diarra Fam dans la salle d'attente ko daal di wax xam naa journal ba muy wax yooyu boobu fekk na kon mbir ma daan wut finalement bàyyi na leen kon ñu daal di ñibbi seen kër ñoom ñi nga xamante ne opposant la. les échos itam ci mbir moomu la. 6 mois avec sursis ak 100 000 francs d'amende moom lañ daal di teg rek kii di Déthié Fall nekk mandataire bu Yewwi Askan Wi est-ce que du nekk ci tànki Karim Wade ak Khalifa Sall ndax rek gis nga ko ses avocats sax dina bëgg ñuy interjeter appel ndax sursis bi mën naa dem bay laal mbiram éligibilité Mame Diarra Fam ak ñi ni mel moom prévenu Dakar relaxé na leen purement et simplement Ahmed Aïdara gis nga ko rek moom charge le commandant de la police de Golfe Sud ba pare di raaye ki nga xamante ne mooy Macky Sall le procureur dafa bëggoon ñu daal di koy tëj weer woo xamante ni kon da koy daal di tëdd juge bi nag libéré nag ki nga xamante ne moom mooy Ahmed Aïdara ñëwaat ci participation sommet G7 ba Macky Sall ñëwaat rek ci li nga xamante ne mooy journal bi ñu jàppee ni kon succès la bu président Macky Sall 600 milliards de dollars yoo xamante ni kon dinañ ko jox Afrique ci 5 prochaines années yi et puis octroyé nañ benn siège boo xamante ni dinañ bokkoon ca G20 buñ sukkandikoo ci journal bi. bés bi le jour. bés bi le jour ñëw ci procès manifestation 17 juin yi Yewwi Askan Wi kon en sursis la ko daal di tuddee Déthié Fall Mame Diarra Fam Ahmed Aïdara libéré na leen Guy Marius Sagna tey jii kon il va comparaître devant la barre du tribunal de grande instance de Ziguinchor andi sàmm jikko yi génn nañ benn communiqué ñoom it di sàkku ci Yewwi Askan Wi ñu daal di suspendre manifestation bi nar a amal ëllëg kon le 29 et puis tamit image yu terrifiante yaa ngi nii également muy horreur sax la xew fa la nga xamante ni kon moom mooy ca Mélia et puis tamit catastrophe maritime ba léegi nag embarcation boo xamante ni kon ca Kafountine la ñaari doomu aadama kon ñàkk seen bakkan ak tamit pirogue bi nga xamante ni bateau chinois la daal di rek mbëkk kon gaal gi ba nit ñi daal di ci ñàkk seen bakkan. laas moom. laas daal di ñëwaat rek gis nga ko l'Union africaine mi ngi haussé le ton nag fëgg ci taabal ñi ngir ñu gën a wekk ñi nga xamante ni ñooy doomu Afrique subsaharienne yi nga xamante ni gis nga ko ñi ngi nii ci barrières yi doon jéggi ñi ñàkk seen bakkan muy image yoo xamante ni gis nga ko cascade de mort la ko daal di tuddee ca frontières yeeg migrants yi loolu muy jafe-jafe boo xamante ni journal bi daal dina ci ñëwaat et puis tamit Ahmed Aïdara ak ñi mu àndal ñu daal di leen di yeewi Karim Fofana buñ sukkandiku journal bi dafa mel ni kon moom moo jiite commando bi maanaam Benno Bokk Yaakaar ngir ñu daal di reconquérir Dakar rawatina kon liñ fi ñàkkoon ci élection locale yi jëm kon ci législative yi. Vox Populi moom itam ci procès bi. ci procès bi la daal di ñëwee ak Déthié Fall Ahmed Aïdara ñoom condamné leen mais dañ leen a bàyyi ñu daal di ñibbi ndax rek dañoo nekk en sursis ànd sàmm jikko yi gis nga ko ñu ngi redouté benn kawo ci dëkk bi ba léegi ci noonu déclaration bi nga xamante ni Guirassy def na ko nee na le chef de l'État doit être grand au-dessus de la mêlée maanaam comme moo njaboote ñëpp daal am na loo xam ne war cee dugg buñ sukkandikoo ba léegi rek ci Moustapha Guirassy et puis tamit Macky Sall nee na il est choqué ci jamono jooju moom Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières dafa jàpp ne la xew ci Mélia moom génocide la massacre. ñu dem ci le témoin. ñu ngi leen ko doon wax sànq gis nga ko accident maritime au large de la Gambie muy benn navire chinois boo xamante ne gis nga ko rek daanaka mbëkk na ak gaal ak sénégalais yoo xamante ne ay nappkat lan rajaxe ko ba tax na gis nga ko ñetti doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan am na ci ñaar ñoo xamante ni kon mucc nañ di ay rescapés chinois yi gis nga ko rek ils ont tenté même de prendre la fuite après leur forfait muy loo xamante ni journal bi daal di ñëwaat ak verdict bi amoon démb ci procès manifestant
17 juin. ba tey loolu le Sud Quotidien. waaw muy xaar xanam yi ba léegi Mame Diarra Fam Déthié Fall ak Ahmed Aïdara dafa mel ni condamné leen à un mois de sursis ci moom Ahmed parquet bi lim laajoon mooy benn weer boo xamante ni Déthié Fall da koy daal di tëdd Mame Diarra Fam Amadou Ba bu Pastef ak ñi àndal ñoom it daal di leen di bàyyi ñu daal di ñibbi seen kër muy loo xamante ni journal bi ñëw na ci. tàggat yaram ak record. mondial staff technique ak les Lions gis nga ko Demba Mbaye ngi nii proche donc de la tanière moom mi nga xamante ni nekkoon na fii ay sélectionneur ci ay club yu bëri fii ci Ligue 1 bi ba ci ay génération foot ak yu ni mel moom Demba kon dafa mel ni jege na rek ngir daal di intégré tanière bi ci jamono Trophy Tour 14e étape bi dafa mel ni kon happy end donc dafa mel ni Kaffrine daal la mbir yi di jeexee ci kër ki nga xamante ni kon moom mooy Abdoulaye Seydou Sow et puis tamit ñëw ci Odyssée des Lions dafa mel ni gars yaa ngi waajal baax a baax mondial 2023 bi. stade Chérif. daal di ñëwaat rek ci li nga xamante ne gis nga ko mooy Ibrahima Traoré ancien de la Bundesliga et du Sully national ñëw na rek nee na Sadio mi nga xamante ne mooy dem ca Bayern daal gis nga ko lu baax la ci équipe nationale bu Sénégal moom indi na ci témoignage ca jamono jooju gis nga ko Lewandowski moom bëgg na ba léegi rek jógee fa li nga xamante ne moom mooy ca Bayern et puis tamit deuxième plus cher de l'histoire ñi ngi xaar nag ba léegi rek après 30 ans malgré l'âge daal dafa mel ni gars yi bëgg nañ ko te buñ ci defee njëg daal mën naa battre record. jeex na merci beaucoup Chérif ba ci kanam incha allah laataa ngay dem nga indil ñu benn yëglekaay bu mu mënti doon ndax ñu bëri ci lañ xëyee tey jile Alaaji Malick muy àtte ñoom Déthié Fall ak Mame Diarra Fam ak Ahmed Aïdara finalement gis nañ ne li am ñoom ñëpp ñibbi nañ seen kër naam sax bokkuñu ay daan ndax jaroon na ko fii fukki fan yoo xam ne tëj nañ leen ko finalement mu jur li waaw naata jërëjëf verdict bi moom mënul woon demee sax neneen lu dul bàyyi leen ñu ñibbi seen ay kër ndax tey jii li nga xam ne moom la ñuy wax moo di ni procès sax waruñu ci woon egg ba lii yëpp tey di ci am mooy li benn journal titré rek mooy tout ça pour ça parce que aussi bu ñu waxantee dëgg ci réew mu nga xam ne réewum démocratie la aaye fi marche déjà dëppoowul ak li nga xam ne mooy constitution au Sénégal beneen bi ci des moo di ni ñoom ñi ñu jàpp ñëpp surtout Mame Diarra Fam wax dëgg yàlla sonal nañ ko pamte ko tëj ko ci lu nga xamante ni defu ci dara quoi Déthié ca buntu permanence ba lañ ko fekk yanu yóbbu Ahmed nee na da doon liggéey ñu yanu yóbbu vraiment c'est des choses yu nga xam ne voilà le ridicule ne tue pas dans ce pays-là quoi en toute honnêteté moi je pense que le tribunal n'avait pas suffisamment d'éléments pour entrer en voie de condamnation je pense que li nga xam ne moom la ñu waroon def moo di ni placé ñii sous mandat de dépôt moo waroon a ñàkk mooy li nga wax rek procès mënoon na ñàkk parce que waruñu woon dem sax ba egg foofu li ñu waroon def mooy comme ñoom c'est des éléments catalyseurs ci wàllu marche bi nga xam ne tere nañ ko les forces de défense et de sécurité seen liggéey la ñu def mooy fexe ba li ñu tere bañ a am ñi nga xam ne ñooy éléments catalyseurs yi nga neutraliser leen mais boo leen neutraliser ba téye leen ba guddi nga bàyyi leen ñu ñibbi coow leen jeex ñu jàll ci leneen quoi mais téye leen di leen yóbbu ay procès di pamte réew mépp nga téye leen en alerte je pense que loolu lu waroon a mën a ñàkk la. beneen bi ci des mooy Guy Marius Sagna tey moom sax kaam moo gën a doyati waar quoi parce que bu doon ni dañ la jàpp ci jour bi wala ñu jàpp la ca manifestation ba wala ñu def la sax comme ñoom Déthié ni fekk la ca buntu fa ngay waaj a génn ñu jàpp la à la limite mais dem di yóbbul gars yi lu ñu lekk di leen seet ñun la kaay dugal ci kaso bi war la yóbbu tëj la xanaa kay gii lu mu miin yoonu kaso bi moo tax rek ñu yóbbuwaat ko fa mais amul dara lu nga xam ne tey yoon war na ko ci mën a topp quoi. leneen li ci des mooy il faut que ñu calmer le jeu il faut ñu xam ne réew mi jàmm rek moom moo fi war a am ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi comme ni ko sëñ Babacar Sy Mansour sàkkoo ñuy jëlale di jéggale ñi nga xam ne également ñoom ñoo nekk tey ci kujje gi ñu xam ni tamit réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te ñoom bu ñu fekkee ni dañuy def la conquête démocratique du pouvoir am na lu nga xam ne bu yàqoo ci réew mi bu ñoom bis bu ñu ca jotee yi tamit dañuy fii nekk di defaraat kon nañu ànd liggéey réew mi ci dal bu ñu demee élection ba dugg ci mbañ gàcce bi ku nekk sa arme moom mooy sa carte électeur nga def la nga xam ne moom moo dal sa xel Marcel
waaw comme ni ko Malick waxee je le rejoins je pense que tey am na ñoo xamante ne sax dañ ko titré ne la montagne a accouché d'une souris ndaxte noonu lañ ko doon xaaree finalement qu'il y ait des en tout cas des rendus yoo xamante ne day évoquer lu jëm ci wàllu sursis à la limite ndaxte waruñ fi woon yegg à la limite on aurait pu faire comme je me rappelle la manifestation bi nga xamante ne dafa suivre en novembre le procès de Barthélémy Diaz ba Barthélémy Sonko ak Khalifa Sall doon forcé ne dañuy dem tribunal après que le tribunal ait rendu le verdict en tout cas ait renvoyé le procès ñu forcé woon ne dañuy dem quand même au tribunal bañ leen téye dañ leen yóbbu camp Abdou Diassé le jour J téye leen fa quelques heures et puis ensuite on les a relâchés donc je me dis que pour genre domaine yi di mel bu fekkee ne dem nañ ba di jàpp nit yi je pense que loolu mooy sentence bu ci war a topp donc ce n'est qu'une suite logique d'autant plus que mbir bi demoon na ba yàgg ndaxte toll nañ ci plus de 3 heures de plaidoirie une vingtaine d'avocats jot a def en tout cas va-et-vient ci tribunal bi et puis ginnaaw loolu ñu toog xaar 3 heures de temps balaa délibéré bi di am il faut savoir que Déthié Fall moom il est tombé sous le coup de l'article 97 de la loi pénale moom kese moom la ñu condamné finalement tous les autres ont été relaxés donc au total ils étaient 83 personnes yoo xamante ne voilà donc foofu la ñu nekkoon au tribunal de Dakar ñu condamné ko donc à 6 mois avec sursis amende de 100 000 francs moom nag lu tax ñu condamné ko parce que dafa participer à l'organisation d'une manifestation non autorisée donc comme ni ñu ko waxee tamit am na yeneen cas Ahmed Aïdara aussi qui a été condamné mais libre un mois assorti de sursis donc procureur bi requéroon lu toll ci 6 mois avec une amende de 50 millions de francs CFA quand même donc pendant tout ce temps pendant ce mois de sursis moom dañ koy tere mu bokk ci ay manifestations donc les cas Guy Marius Sagna ak Bara Dolly foog naa ñoom ñoo des Bara Dolly tamit il faudrait qu'il soit fixé sur son sort. Et puis Chérif suba ñu ngi dégg itam ni bëgg nañu itam manifester ëllëg ndax waruñoo bàyyi ñu génn manifester ngir lu mel ni tamit bañ a amaat tenir en haleine toute la population pendant 10 jours pour finalement bàyyi leen ñu ñibbi. loolu mooy yoon parce que constitution bi maanaam ñii li ñuy ñaxtu c'est un droit constitutionnel constitution bi moo leen ko mooy le principe mooy ñuy bàyyi nit ñi ñuy manifester. te bu fekkante ne manifestation bi constat bi waxaati ko la suñ ko autorisé musuñu gis mu dégénéré wala nit ñàkk sa bakkanam saa yu tere manifestation mu dégénéré parce que comme ni nga wax on l'a interdit te loolu je pense que war nañ koo xoolaat ba ci sax gis nañ ko koroog waa Yewwi def nañ ko xëy na contradiction bi foofu la nekkee le fait que ñu saisir li nga xamante ne quand même mooy cour suprême ci wàllu référé parce que loolu il faut que justice di ci gën a gaaw maanaam l'autorité administrative bu jëlee benn décision boo xamante jàpp ni abus de pouvoir la et cetera ko ay cour suprême ak yooyu ñu am juge boo xamante ni mën a gaaw ngir létt ni statut létt ni ñu war ñu woon a xaar loolu et puis ñuy xaar sax loolu parce que li naan démocratie dafa am loo xamante ni dañ ko war a gën a ñoŋal fii ci Sénégal te kenn amul intérêt à ce que banqaas yi mi ñu salfaañe ko manifestation ñi nga xamante ne ay kilifa lañ loo ci mën a wax parce que ay opposant lañ te opposant aussi warul tax ñu lay traité wala comme des malpropres wala nangam parce que leen fi gisuñ ko fa yor arme gisuñ koo xamante ne également ma ngay def loo xamante ne mën naa salfaañe réew il est vrai que manifestation buñ ko teree wala bu mbir amee nit ñàkk ci bakkanam dañ ko war a leeral sanction war na am bu dee am kuy piller la dañ la war a jàpp et cetera mais liñ gis mooy ñii kenn yoru fa arme Mame Diarra Fam mii nee na da doon dem di seeti Barthélémy Dias ci yoon wi lañ ko jàpp Déthié Fall la presque ci buntu siège am lañ ko jàppee te jour boobu presque moo Khalifa Sall la àndee et cetera donc je pense que te constitution bi bu ngeen fàttalikoo référendum bi en 2016 bi ñu ko fi voté le temps point yi ci amoon bokkoon na ci opposition aussi ñu koy gën a amoon na sax statut du chef de l'opposition et cetera ñu gën ko donc loolu dañ ko war a gën a ñaawal fii dans tous les pays du monde da ngay gis par exemple opposition dañ koy consulter di ko et cetera mën ngeen nekk comme ku nekk di wax xalaatam ñëpp mënuñoo dem ci pouvoir. on l'a vu dernièrement fële ca France Emmanuel Macron dajeeg ñu nekk Marine Le Pen mi nga xamante ni daanaka waxante nañ lu ne tamit. ñëw nañ dañuy waxtaan parce que bu dee intérêt réew maa leen tax a jóg. mais li ñu gis fii moom Sénégal maanaam ni politique léegi ni ñu koy defee léegi dafa dem ba ci haine la quoi du sax yemul rek ci simple adversité et cetera nit ñi doon dem bay haine noonu et cetera alors que je pense que c'est pas ça moom moo tax a jóg nit ñi donc opposition bi dafa war a opposé wu nañ ko bàyyi
bàyyi mu opposé wu parce que constitution bi encore une fois dañoo woon ay Sénégalais ñu ne oui wala non nit ñi ne oui nan bàyyi Macky Sall mu daal di réforme waat li nga xam ne mooy constitution ci loolu am na ci ponk yoo xamante ni gën a jox doole opposition aussi taxut ngay da wax lu la neex wala waa nga responsabilité baax na ci maanaam bon gis nañ ci ñoo xam ne vraiment ñu responsable lan la il faut pas que ñu koy néew parce que tamit même c'est bon aussi pour le débat démocratique ñu leen di déglu ku mel ne ñoom Guy Marius Sagna. Là on parle même plus d'opposition on parle de désopposition maanaam du benn opposition rek moom moo am ay opposition la parce que l'opposition quand même du benn coalition kese wala du benn parti kese. loolooy diversité parce que démocratie soxna naa encore une fois ci diversité la ku nekk fu nekk couleur yi bëri et cetera mais li ëpp am solo daal mooy comme ni ñu ko waxee y a une sagesse ci décision yi nga xamante ni justice jël nañ ko encore une fois parce que bu ñu déglu woon les procureurs seen réquisitoire yi xëy na gars yi tey dañ leen tëj kaso mais on a vu que li naan les magistrats assis moom ñi nga xamante ni am nañ seen indépendance jël nañ benn dogal xëy na mooy sursis bi nga xamante ni ñi ngi koy teg seen kaw di waxu affaire éligibilité loolu moom war na jógee Sénégal ñuy gàllankoor nit di ko baare et cetera am na ci ñoo xamante ni c'est des anonymes on ne parle pas d'eux mais je pense que mooy 83 personnes yi nga xam ne am na ci soxna soo xamante ni doomam Sébikotane la dëkkoon mi ngi doon def benn témoignage bu émouvant ci réseaux sociaux yi da doon nee na gone gi da doon liggéey jógee Colobane moom rek la yaakaar et cetera ñu jàpp ko boole ko ci manifestation yi loolu aussi. et puis fële ca Ziguinchor tam ñu ngi wax am na benn étudiant bu ñu naan 5e année médecine la nekk moom tam dafa doon génn nii rek ñu boole waale ko ci. la ci journaliste boo xam ne Dakar Matin la nekk donc ñu jàppoon ko ci manifestation yi donc des fois aussi gars yi bu ñuy jàpp du. ñu xool merci beaucoup justice par contre soxna naa foofu laay terminer y a eu 3 morts li ñu war a leeral mooy ñan ñoo rey ñooñu. loolu moom foofu la ñu xaar quand même la justice maanaam ñi nga xamante ne yàq nan. et puis ce qui est dramatique mooy adolescent bi nga xam ne nañu moom nu faatu fële ca Colobane ñu ne buñ ko naree rob sel bi duñ ci def dara inconnu maanaam xamuñu kan la amul benn mbokkam bu ñëw réclamer ko amul kenn ku ñëw réclamer ko ça moom vraiment man moom ça m'a traumatisé surtout le matin benn xale moom kan moo leen rey ak boo xam ne kenn xamul kan la en plus fu mu mën a féete c'est à se demander nag est-ce que c'est pas peine perdue ce genre de demande ndaxte yàgg na am ay nit yoo xamante ne faatu nañ ci ay manifestations affaire yi mujj malheureusement on espère que en tout cas vraiment yu mujj yi tamit du mujjee comme yeneen yi amoon ñu faat ay nit rek te duñu xam ñan ñoo ko def dañuy jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde